dibéer gi ñu génn toll woon ci juróomi fan ci weeru août kuréel gi ëmb doomu réewum Sénégal ci gox gi di Valle Serbia bokk ci diwaani Brescia taxawaloon nañu nag rek ab mini tournoi de football ñu jagleel ko nag ndaw yi ndax rek ñu mën a am ay yëngu-yëngu ci jamonoy bër gi ñu nekk. lu leen xiir ba ñu organiser li nu mel ci wàllu sport ñi nga nag organisation yi te bokk nag ci communauté sénégalaise de la Valle Serbia àddu nañ ci ay kaddu. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant yéen ñëpp surtout ki nga xamante ni nii ñu jiite ko ci présidente bi di Fanta Seck suñ tuddee nag présidente bi rek tudd nañ association bi ñëpp du début à la fin di remercier aussi ñi nga xamante ni nii ay responsable lañ déplacé wu partout. duñ tudd gox yeeg yooyu parce que ku nekk xam nañu leen seen taxawaay ñooy dañ leen di remercier ci seen teewaay ndax wootee nga ñu wuy si leen aussi tamit yombul te gis nañ heure bu Vaborno wootee doomu aadama yi danañ wuy si ak forte délégation koy dañ leen sant bu baax a baax di sant ñi nga xamante ni ñoo yor commission des sports ci sëñ Mbacke ci turu sëñ Mbacke Guèye di sant aussi équipe yi nga xamante ne nii xale yëpp yi nga xamante ne nii tey participer nañ ci événement bi depuis ce matin de 9h à jusqu'à présent ñi ngi fi te moo laale wuñ benn yoon kon it xale yi dañ leen remercier ci seen taxawaay tey association bi loolu moo tax ñii lañ ko defal tey muy journée bi kon xale yi ñoo ko moom. Grazie ragazzi. Prima di tutto un saluto grande al nostro presidente Fanta Seck e a tutti quelli che sono presenti qua come rappresentante delle associazioni di Brescia. Questa associazione è un po' di anni che esiste, siamo contenti, fieri oggi di giocare nella giornata un mini campionato e per noi è un onore avere i ragazzi perché io lo dicevo prima, 20 anni fa non si poteva pensare di avere giovani così a giocare su un campo. Siete l'Africa, siete un onore per noi. Allora, prima di tutto ho sentito il presidente Sheikh che parlava di fair play, è molto importante questo, fair play, perché dovete giocare, è un gioco e questo gioco dobbiamo cercare di unirsi per essere insieme e cercare, perché la situazione di adesso, lo sapete meglio di me, è un po' caotica. Allora, ognuno di voi è un ambasciatore, il rispetto delle regole è fondamentale perché un domani dovete capire una cosa, un domani uno di voi oppure i vostri figli possono diventare presidenti di questa nazione. Allora coraggio e fair play soprattutto. Grazie mille. man daal moom dama kontaan ba parce que dafa raw sama njort daal affaire bi dafa raw sama njort parce que tiitoon naa ci lool waaye ni mu demee nii daal sant naa maa ngi leen bi ma gisee nag sama grand yi nga xam ne yàgg naa leen xam Diagne monsieur Cheikh Niang ci kër sëñ bi ci fépp ci Brescia ñu ñëw taxaw gën naa kontaan gën a am surprise gën ci sawar nag gën di am itam volet di àndaare wanti ci lu mel nii toujours lu ñu boole xale yi rawatina nag xale yi tout tànk yi. ba tey rek ci mini tournoi de football bi communauté sénégalaise bu Valle Serbia amaloon teewoon nañ fa nag ay njiitu association yeneen yi diwaan nag bokk ci Brescia. maa ngi leen nuyu ku nekk seen si turam ak santam di leen ziar yéen ñëpp. di kontaan aussi di kontaan si teewaay bi li ma bëgg a wax fii moom mooy sport day unir et kii initiation vraiment bu rafet la parce que bu ngeen gisee lii ku nekk mi ngi yëg si benn quartier te boo xoolee ci bi aussi man fi muy wax sama côté diine am na ay jullit am na ñoo xam ne duñu jullit mais ce qui est important moom mooy message bi ngeen di jàlle moom mooy union bi kooku ñun ñëpp ñu am benn xalaat pour que demee sunu xale yi. léegi ñuy taxawal si mbedd bi parce que kii mun na jur lu bari daal. def naa ni kàddu yi mënoon naa ñàkk ndax def naa ni sama devoir rek laa def quoi que ñun ñëpp ay mbokk lan et en plus bon ci diggante association ak moromam defe naa ni suñ la woowee rek war nga mën a ñëw daal di teew quoi parce que nit doo ko xeebal bisam te dama wax naa ko sànq nee naa activités yu mel nii day dundal association mais ñu ngi leen di jaajëfal di wax Fanta courage ak bureau bi nga xamante ni moom moo seq liggéey bi yëpp. man li may gën a soññ moom mooy dañoo am benn structure boo xamante ni ñun association yëpp ñu ngi ciy nekk di ci lëkkaloo pour jéem cee liggéey parce que nul doute que nit ñi xam nañ ni au niveau de Brescia dañu bëggoon def benn structure boo xam ne association provinciale yëpp nekk benn ñuy xàccandoo di dóorandoo te structure boobu mi ngi tudd la CASEP coordination des associations sénégalaises de Brescia
man nag ñu def ma coordinateur bi léegi ñu bëggoon nag vraiment ñu ciy soññ waa Vaubarno. xanaa di remercier rek képp ki nga xamante ne depuis ce matin yaa ngi ñëw partager ak ñun suñu journée bi vraiment ci sama tour association bi yëpp di remercier képp ki nga xamante ne rek responsable nga ñëw teewe parce que ñun dañu ko ubbi comme première édition jagleel ko nag xale yi di wane ne suñu vallée bi li fi ne ci xale ak talent tey jii ci lenn rek la ñu ko war a mën a prouver mu doon ñu def benn tournoi de football pour daal dajale duñ na sax sénégalais yi parce que boolewuñu sax dañ ci woo tey képp ki nga xamante ne rek immigré nga nekk ci vallée bi ñu ñëw bokk ak association sénégalaise bi. te it ñun suñu démarrage dañu ko bureau bu bees bi soog a juddu ci xale yi la ñu gën a focaliser wu ci xale yi parce que day génération bi nga xamante ne ñoom dañu fi juddoo ba pare confronté wu ci ñaari culture muy suñu bos ak culture italienne bi ñu bëgg ci nag ñu ni tamit jiitu ci ñoom lu bëree bëri pour fàttali leen ñoom ñooy ñan balaa aussi italien yi di leen nangu ci suñuy loxo. lii day cosaan bi nga xamante ne bu vacances amaan Sénégal nawetaan la ko gars yi daan tuddee xale yi bu ñu jàngee ba wàcc muy alxuraan baag comme école bi lu ñu gën a war a mën a foye mooy daan def tournoi nawetaan. kon tey lii aussi lan mooy signification bi rek dañuy won xale yi ne lii sport la mais foo ak ree la jàppante gën a xamante ñun nag journée boobu yi tamit ñu bokk kaak nag suñuy mbokk association yi nga xamante ne tamit ñoo nekk ci province tey jii comme ni ñu ko waxee rek képp ku fi jël kàddu rek responsable nga jiitu nga ñu ci lii def fi liggéey bi nga xamante ne vraiment ñu ciy ñaan continuité di leen jaajëfal parce que damay bañ a guddal ndax ku ci nekk xëj na am nga kàddu boo ci bëgg a dolli mais daal nañu jàpp nekk daal lii day wane rek ne que entre ñun frontière waratul a mën a am fenn nañ leen gën a jàppoo gën a bokk ndey gën a bokk baay pour suñu communauté bi tey jii fépp fu ñu ko war a mën a séenu ñu fekk fa communauté baa ngi taxaw ndaxte am nañu mbooloo suñu biir. kon daal ñu ngi leen di remercier aussi xale yi nga xamante ne depuis ce matin ñoo ngi fi doon jouer macha allah ak période tàngaay bi mais bañ leen waxee ca 9h la xale yi mobilisé wu ci suufu tàngaay bi ba nga xamante ne dem nañ ba final bi ba coupe bi desaat ci suñu biir vraiment ñooñu tamit ñu leen di jaajëfal lu bëree bëri tey duñu fàtte xale yu ndaw yi ndax i tamit ñoom i tamit wane nañu seen bopp wane nañ seen kéem kattan ñooñu tamit ñu leen di jaajëfal lu bëree bëri kon daal jërëjëf fête bi neexoon na daal merci. gannaaw bi Fanta Seck nekk présidente association des Sénégalais ak kii di Cheikh Niane firndele ndoxteelu jongante gi di final gi ñaari équipe yi nag wane nañu seen jàmbaar ci wàllu football naka noonu nag diwaan gi di Sabio Thiese jël na rek raw gàddu gi ci beneen diwaan gi di Rewo Valciano ci ñaari bal ci benn.